salaamaaleykum mbooloo mi dañuy remercier groupe Walfadjri doore ko ci président am ci invitation bi ñu boole daanaka sax tey jëloon nañu engagement yu bari waaye mënuñu woon ñàkk teew su ma gisee ni jotaay bi tëree benn mot rek mooy ñëw sama xel mooy constance bi am ci groupe Walfadjri ba tax tey ñu mun a am ñi nga xam ne démb Walfadjri mu posé woon na leen problème tey ak ñi nga xam ne démb Walfadjri lañ doon jooytoo seeni njàmbat tey ñu nekk fële li mu wane rek mooy le groupe est resté constant te du woon bataille personnelle waaye principe lañ doon xeex te principe yooyu tant que ñu ngi koy fekkaat fii rek dinañ taxawal boobu xeex. presse nag kenn dootul wax lan mooy njëriñam ci démocratie nun defe naa ñiy yëngatu ci politique jun ñëpp dañoo amee njukkal presse ndax ku tëj woon sa saal yow dong ne maa ngi def conférence de presse juróomi nit yi ko fekke rek ñooy xam la nga fa wax waaye presse mooy balaa guddi àdduna yëpp yëg ko. te pluralité boobu mu ñuy permettre tey ñun ñëpp dëppoo nañ ni groupe yi ko respecté fii wala média yi ko respecté fii lu néew a néew la ñu ci bëri sax dañuy masla rek di ñamal di mosal waaye suñu mosalee tuuti opposition defe naa dinañu di njeñteg 1 heure de temps boo xam ne dañ koy dérouler ñeneen donc loolu suñu amee groupe boo xam ne mi ngi résister ñun ñëpp dañ cee war a jàpp ñu ci parce que politique la waaye ñun ñi fi nekk ñëpp te di acteur politique ëllëg ku ci yàlla joxaatoon nguur fàttaliku ni ca gannaaw bi mbir mi méttee ba ñu bëri tëj bunt yi am na groupe yu maintenir leur indépendance donc suñu waxul loo bëggul dégg bul dellu si ne man lay xeex parce que loolu dafa am solo principe ci nit ak constance ba jamono june lu munti am ñu xam ni lii mooy war a doon position parce que nii laa ko xamee loolu dafa am solo su loolu weesoo nag li mu fi développé yëpp on n'en attendait pas moins ci moom mooy il faut ñu décomplexer c'est-à-dire li nit ñi réussir mooy dañoo gëmloo ni am na lenn loo xam ne ñenn rek ko war a wax. politicien déguisé nga mais réew mi ñun ñëpp ko bokk nit citoyen war naa mun a addu ci lépp ci réew mi la différence rek mooy ñii dañoo bëgg a conquérir et exercer le pouvoir ñële contrôle citoyen la ñuy def kon lii la ñuy xaar ci citoyen yi Sénégal te loolu moo manqué le tiers pouvoir au Sénégal parce que xeex yi ñuy xeex si suba rek maa ngi ciy wax ak kenn mu ne ma wooy yéen politiciens yi da ngeen war a def lii yéen politiciens yi waajaa ngi préparé maguyee élection yéen politiciens yi ma ne ko yow lan nga ci parce que politiciens yi rek suñu leen bàyyi ñu jàmmarloo nguur mu yor moyen de l'état wu yor lépp mënuñu ko ñu xeexee ba xeex ñu sànni lacrymogène citoyen yi reetaan ne keroog boo leen gisee ni ñuy dawee diw moom hôpital la mujje donc loolu tiers pouvoir boobu citoyen boobu ñu ne la ña ngay jaay sa pétrole ak sa gaz nga toog fa nga toog ña ngay def naka su dul noonu ci marché public nga toog fa ña toog ñi ku jóg wax ñu faagaagal la song la nga toog fa nga toog na leen leer ni bis bu paree nag ci acteur politique yi dina fi duma citoyen bëccëg mbir kamb te kenn du am foo ko jooyee kon li ñu bokk muy réew mi nga xam ne ñëpp xam nañ ne li fi xew du yoon jël say mbokk ak say laq leen sa gannaaw ku ñu ne sàcc nay milliards sax mun na dem tëddi nelaw di seet nag ku àndul ak yow suñu nee fukki dërëm manqué na ci comptabilité am sax nga ne kaso askan wi di ko seetaan loolu du yoon li xew ci dossier ñoom Khalifa Sall du yoon mais ñun dooreñu ko tey damay fàttali ni 2012 boobu dooruma politique ñu def émission maag Moubarak Lo maa leen njëkk ne cette histoire de CREI là c'est un danger pour le pays justice boo xam ne inquisitoire ba pare benn ni tey toog di arrêté listam ne diw na dem CREI diw du dem ñu jox ko teg ko ci loxo nit ku romb nga ne ko sa semis bi rafet na dem ko jële loolu du justice te gis nañ fi mu mujje ñuy seetaan loolu ak yeneen bi muy tongal fii ay ñoom Nafi Ngom Keïta keneen ak keneen yow ñëw nga parce que si di wax na léegi patrie avant parti nangam waaye gestion sobre et vertueuse
ku ne gestion sobre et vertueuse nit ñëw taxaw ne la ah lii de baaxul lii de ñi ngi lubal xaalisu réew mi nga tongal ko kon kay yow li nga wax gëmoo ko. donc ñu bëgg a daane rek wax askan wi nii xeex bi du xeexu politique de su lubalee élection defu ko opposition moom la ñuy joxaat doole bu bëri mu toog def lu ko neex te kenn du ci mën dara. dafa am xeex yoo xam ne citoyens yi li ñu defoon 23 juin def ko ci yeneen ak yeneen ba Sénégal egsi fii ñoo ko war a jël ñu war koo jël ci anam goo xam ne lépp lu ñu gis ni lii du dëgg du yoon na ci ñëpp jóg. ñi ci war a wax nañ ci wax mais duñu toog ba réew mi tàkk ñuy doog a wax waaye ñi ci war a agir it nañ ci agir ñun loolu mooy suñu appel parce que fii ñu toll nii nañu xam ni li alquran naan yaxsabuuna kulla sayhatin alayhim moo ñu dal. deuxième mandat obsédé de ñii ba nga xam ne ren di nit ci place publique jaral na leen ko loola nag mun na leen jaral lu ne su nit ñi fa ba combat yi ñu xeex ba egsi fii ñu mën koo aar te loolu nee naa du combat wu acteur politique parce que acteur politique lu wax rek la ñu mën ak fësal mais acteur politique yëpp boo leen dajalu matuñu 400 000 combat wu peuple bi la c'est pour le Sénégal na nit ñi yeewu ba nga xam ne suñu nee lii jaaduwul ñëpp mën a génnandoo ñu ne lii jaaduwul parce que loolu rek moo mën a contrôler le pouvoir asalaamualeykum